fii nag bu ma ñëwee tey dañuy ñëw pour officialiser lii nga xam ne nii mooy Jamra bu Ndeye Mbaye ma ñëw ànd ak une forte délégation gis ngeen leen Ndeye ñii ma àndal ñii ñëpp ay ndaw président Macky Sall lañ ñii ñëpp ku ci nekk ci ñoom responsable nga boo xamante ne nii bu la neexoon tey nga fëgg sa dënn ne man lu nit di soxla ci commune bi dama ko fiy soxla parce que mbootaay rek ku fi taxaw dangaa am nit ci sa gannaaw ñoom ñii fi toog nii ku ci nekk ci ñoom sampal naa la lu mel nii sa gox nga yor sa mbooloo donc ay responsable yu mën responsable ñoo fi toog ñi nga fi gis nii ñu toog nii ñëpp ay président Jamra lañ yàlla def bi ñu amee xalaatu def Jamra bi dafa yàgg 2017 lañ ko démarré teg nañ ci 30 Jamra lañ teg xam nga yow bi ñu lay tegal yàgg na mais dañoo ñëwagul woon officialiser ko kii nga dendal bosam ba léegi officialiser guñ ko muy njëre bi mbay Njaay Taala ngi nii moom aussi Roxaye Njaay tegal officialiser guñ ko donc dafa bari Jamra yoo xam ne teg nañ ko cité des eaux ba Angle Mousse loolu mooy li nga xam ne dañ ko def mu doon lu leer c'est-à-dire ci politique de développement lañ nekk dañu am ku ñu àndal mu am loo xam ne nii daf ñu cee yar muy président Macky Sall lim ñu yar mooy askan bi ñu nekkal képp koo xamante ne nii yaa ngi yëngatu ci politique dara warul doon sa yitte ludul nooy def ba fexe ba askan ba gis ci boppam président Macky Sall daf ñu mës a convoqué une réunion département de Dakar responsable yëpp ñëpp toog mu ne ñu yéen ñi ma takkal ndombal tànk ku ci yaakaar ne dinaa jël alalu askan bi di la ko jox nga di ko politique yaa ngi nax sa bopp daal nañu politique publique yi nga xam ne teg nañ ko képp koo xamante ne nii ñàkk nga fay la bañ ko dem jëli indi ko dugal ko sa biir gox bu la sa waa gox mere yaa ko teg sa bopp donc politique publique yi mooy li nga xam ne daf ko teg pour askanu Sénégal sooxe bi mu xawoon a sooxe ci gox-goxaat yi comprendre na ko yàgg naa wax loolu man ci sama communication ku may déglu may wax ne dañu war a territorialiser les politiques publiques moom la indi nii mu bees ñun acteurs yi ñoo war a jàppale askan bi ñu mën di xam politique yi ñu teg lan la di leen ci mën a tette di leen ko mën di wan di ko mën di jëli di ko indi di ko teg ci seeni loxo loolu nag ñun wax dëgg fa yàlla l'Alliance pour la République bi nga xamante ne nii mooy APR fii ci HLM ci loolu rek la ñuy dox ñun mosuñu yëngatu ci lenn lu dul naka la ñuy def ba xale yi nekk HLM war a jàng war a am formation professionnelle et technique ñu fexe ba dem uti ay bourse ñëw jox leen loolu mooy li nga xam ne ñun bi ñu commencé politique ci loolu la ñuy yëngatu defe naa ne ñëpp teew nañ bi ñuy def forum bi fii nii woo 3FPT mu ñëw ak équipe am à l'époque l'actuel ministre Dame Diop moo doon le DG moo ñëw defal ñu fii forum après midi boobu noonu waa 3FPT enrôlé nañ ñu fii HLM 217 jeunes yoo xam ne ñëpp jox nañ leen bourse de formation dem nañ am nañ seen métier loolu mooy li nga xam ne nii mooy politique bi ñuy def ñun ci suñ commune bu loolu weesoo ñëpp xam nañ ne aussi permis de conduire wax dëgg fa yàlla fii ñu toog bari na ñoo xamante ni seen permis ñun ñoo dem taxale lijjanti fexe ba ñu am permis de conduire mais li nga xam ne nii ñu ngi koy def aussi mooy financement yi financement nag nit ñi dañ jaakaaroon ne rek femmes yi rek ñoo am financement man damaa féetoog femmes yi ba mu ëpp parce que ma jeune fille yi commencé woon di ma mere mais financement yi ni ñu joxee jigéen ñi les femmes financement noonu lañ joxee jeune financement c'est-à-dire politique bi du loo xam ne ni da ngay def di filmer ak di médiatiser politique c'est-à-dire proximité sociale bi nga xam ne dañ ko war a def ñun social de proximité bi nga xam ne dañ ko war a def ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax mais dañ ne buñ koy def kañ koy defal na ko jëriñ loolu moo ñu intéressé ñun
loolu ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax a baax tey boo jógee cité des eaux ba Angle Mousse amul quartier booy dugg laa la wax amul benn quartier cité des eaux ba Angle Mousse foo xam ne doo fa duggee doo fa fekk 10 jeunes minimum doo fa fekk 10 femmes wala 15 femmes minimum yoo xam ne nii jox nañ leen financement jeunes yi nag laa la wax surtout les jeunes bari na ci ñoo xamante ne nii ñu ngi yore seen activité aujourd'hui fii biir HLM ñun ñoo leen wutal financement mais du loo xam ne da nga koy def di ko médiatiser jaru ko yooyu noonu jaru ko alors lii ñuy def nii nag pour dara ludul organiser leen Jamra bi concept Jamra bi li koy yëkkati woon mooy organiser jigéen ñi fexe ñu am fu ñuy dajee ñu fekk leen fa organiser leen mën leen ko defal GIE pourquoi pas mais aussi nag dem utali leen financement te defe naa ne wax dëgg fa yàlla ñi fi am Jamra ñëpp xam nañ ne financement yooyu noonu ñu ngi ci bu baax a baax ni ñuy def nii buñ ñëwee wuy si la buñ ñëwee dañuy ñëw fond de caisse rek lañ lay may daal di lay jox nga dugal ci sa caisse ñu appuyer la mais li nga xam ne moo ñu yëkkati li nga xam ne moom lañ namm ci yéen li nga xamante ne nii mooy lu ñu motiver mooy fexe ba nga xamante ne nii dinañ leen wutal financement ngeen mën a yëngatu seen bopp parce que président Macky Sall loolu la bëgg. donc président Macky Sall li mu bëgg mooy nañu jege askan bi président Macky Sall li mu bëgg mooy nañ soutenir askan bi nañ taxawu askan bi nit la koo xamante nii nag ay action ya boo ko xoolee lii politique sociale dama yàgg di wax naan président Macky Sall bu fekkoon dafa investiroon lépp loo xamante ne nii def na ko ci social mu injecté ko ci ay chantier de prestige kon aujourd'hui fii ñuy wax ni Dakar mel ni ne Paris tellement dafa investir dans le social. Pourquoi mu investir dans le social à ce point? C'est parce que dafa yërëm askanam Macky Sall dafa yërëm askanam mais Macky Sall dafa yërëm jigéen aussi looloo tax mu teg politique yi mu teg ni yëpp pour yéen am na ci yoo xamante ne nii day baax trop ñu di ko fàttali nit ñi booy wax ci Macky Sall day baax ñuy fàttali nit ñi démb gars yi dañu ne mu ngi fi ça fait 9 ans ñii ne lan la def mais ñay wax lan la def da ngeen leen di comprendre ay nit lañu yoo xamante ne nii opposition lañ nekk ay nit lañu yoo xamante ne nii li leen intéressé mooy xool nu ñuy def ba nësaxal xelu askan bi waaye daj la lamb daj la mbiru président Macky Sall lamb daj la programme président Macky Sall li nga xam ne nii jot na ko cee defagum mais lamb daj la loolu kenn du ko naatable mais ñoom nag dañ nekk ci seen i droit dañ nekk ci seen rôle loolu la ñu war a def li nga xam ne moom lañ ci la ñuy déplorer rek ñun mooy le fait que ñuy def intoxication maanaam ñuy sos bi la ñu war a bàyyi waaye nag ku ànd ak ku mel ni président Macky Sall lu nit wax yow du la intéressé da nga xam ne kii mooy ki jëriñ askan bi moo tax mu nga war a ànd ak moom président Macky Sall daf ne damaa bëgg a tabax réew mi jëlee ko fii mu nekk fi léegi 2035 ma tegal leen ko ni nga xam ne nii moom laa leen yéene loolu muy un long processus nag processus boobu noonu nga xam ne ci la nekk mooy li nga xamante ni lépp rattrapage la damay faral di wax ne bu nit naan lan la président Macky Sall def danga naan ko président Macky Sall li mu njëkk a def Sénégal mooy ñëw fekk réew mu feebar mu yëkkati ko parce que un pays dans le coma un pays en coma la fi président Macky Sall fekk moom la donn Sénégal ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku suñ maam le président Abdoulaye Wade bi muy dem li mu waxoon daf ne woon maa ngi dem 2 mois laa leen may du ngeen fay seeni salaire loolu ba ko maam Abdoulaye Wade di wax c'est parce que leeroon na ko ne réew mi suuxoon na réew mi ndërmeelu woon na Sénégal jaxasoo woon na président ab Macky Sall lu ñëw ci xarañ bi daal di yëkkati suñ diplomatie dem lënkaloog ñi mu war a lënkalool doon nit ku set nit ku jub nit ku yaru nit ñi am ci moom yaakaar am ci moom confiance ñëw collaborer ak moom moo tax mu mën a def lii muy def ba aujourd'hui ñuy dem ak suñ budget Sénégal muy dem ba ay 5000 milliards. loolu noonu c'est parce que nit ñi dañ koo wóolu. dañ kaa wóolu alors loolu ngay wax noonu Adja Yandé ci politique sociale yi la donc dafay nit koo xam ne dafay yërëm askanam
damay faral di wax naan ñun ñi ñëpp nekk Ndakaaru ku ci nekk ci ñun am nga ay mbokk ca kaw ga yàgg man sama bàjjen ma nga war jaxal sama nijaay ma nga ca Kalaar ñooñu noonu tey ku leen wax lan la leen président Macky Sall defal ñu tontu la tontu ku leer nañ ka nekk ca Kalaar da daan yónnee téléphone am ba Sibassor pour ñu chargel ko ka nekk ca Kalaar bu daan dem Sibassor wala dem Dakar wala muy dem Kaolack ci ñax la daan jaar ka nekk ca Kalaar musul xam lan muy robinet waaye président Macky Sall nag ñu ñëw ak vision bu baax bi daal di ne Ndakaaru ak Thiès ak Kaolack ak Saint-Louis dëkk yu mag yooyu kese du Sénégal Sénégal gox goxaat yi ci lañ bokk le monde rural ci Sénégal lañ bokk mu ne je vais combattre les inégalités sociales président Macky Sall daf ne pourquoi alalu askan bi ñu koy séddale rek muy féetee benn côté déedéet nañ leen fexe ba alalu askan bi ñu koy séddale bu équitable looloo tax mu ñëw jël ci budget bi fexe ba teg PUDC ñuy financer li nga xamante ni mooy ndox mi mooy courant bi mooy piste rurale yi looloo waral sama bàjjen ba nekk war jaxal am ko looloo waral sama tonton ba nekk ca Kalaar am ko waaye nag liggéey nañ loo xam ne nii leer nañu ne ñun liggéey nañ xam nañ lan la ñu def ci biir base bi 30 Jamra mënuloo ko samp ci benn gox muy 30 Jamra nga samp ko ci gox ba pare ñu ne amuloo base am nañ base tollu ñu fekk kenn base waaye nag dañu ànd ak discipline de parti ànd ak suñu président mu ne ñu déglu leen ñu moo tax duñ fi mën nekk di fëgg dënn naan ñun la wala du ñun li ñuy def mooy nañ ko déglu dañu ànd ak suñu ay nawle man li may wax toujours rek mooy nous sommes dans la coalition la plus grande coalition la coalition gagnante ñu ngi dans le Benno Bokk Yaakaar nañ ko déglu ba mu wax ñu lan la ñuy taxawee bu ko defee ñu taxawee noonu lenn moom am na l'APR et je le dis haut et fort li nga xam ne mooy baromètre bu ñu war a xoolee lii ma wax léegi vérifier ko mooy li nga xamante ni moo doon parrainage bi ñun ci 15 jours la ñuy joxe 1500 signatures yu leer naññ loolu base moo ko mën a def voilà boo xoolee le Benno Bokk Yaakaar dans sa globalité ñun la ñuy joxe APR kese la mu joxe Benno Bokk Yaakaar dans sa globalité joxewul moitié bi c'est ça la vérité waaw waaye nag ñun dañ ñoo xameewul di fëgg ay dënn dafa am ku ñu àndal di ànd ak moom à son image Macky Sall ñëpp xam nañ ne ku humble la humilité lay doxee